Hey yo, what's poppin'? It's your boys, this OG guy. Namoon naa leen back in the building. maa ngi nii what's poppin'? Indi ay bagages yu dope. Chronic Hip Hop, première chaîne en ligne internationale 100% hip hop ici le YBE TV. What's poppin', yo? Dugg génn gars yi ñëwaat taf taf. Yo, what's popping? Mu ngi noonu Chronic Hip Hop 100% hip hop YBE TV. We are here now. Amul bàyyi gars yi hip hop is in our blood. Si deret bi la ne ñu ngi nii donc tey je suis là gis lu ma metti moo tax mu ñëwaat toog wax ak yéen dama leen koy indi tout le temps parce que aussi samay point de vue la vous pouvez être d'accord avec moi man tamit bon je peux ne pas être d'accord avec vous mais samay point de vue la donc yéen aussi am ngeen ay point de vue bu leen neexee yéen ay fii commentaires yi sont là yéen ay xool donc tey damay débuter ak animateurs ici au Sénégal animateur rappeur Galsen si yéen laay débuter quoi fii nii yaa ngi gis animateur bu nekk si rajo bari na animateur rajo télé ku nekk di def sa émission animateurs yi pour yéen lan moo tax ngeen nekk fii vous êtes là pour les artistes moo tax ngeen nekk fii n'est-ce pas donc va falloir ngeen bàyyi diw sama artiste la diw sama lii la diw sama lii la non c'est pas normal faut mettre tous les artistes au même pied d'égalité parce que vous êtes là pour eux ñoom ñoo tax ngeen toog fu ngeen toog donc un peu de respect pour suñu artistes yi génne seen ay projet da ngay gis animateur bu toog projet génn artiste génne projet mu ne noonu duma ko teg parce que artiste boobu neexuma ndax lan pourquoi ça loolu naayesul gars yi c'est pas normal man maa ngi toog maa ngi def sama émission man laay sama bopp laay jël exemple y a des artistes yoo xam ne je les écoute pas je vais pas dire je les écoute pas mais genre seen hip hop neexuma nu ñuy hip hopee neexuma j'aime pas mais je suis obligé damay teg seen ay clips sama émission puisque public bi ñoo koy demandé public bi dañ ko soxla mais c'est pas normal yow en tant qu'animateur nga ne da nga war a xam nga may artiste bi doole pour mu jóg nga ne non artiste bi neexuma pourquoi neexu la bu la neexul loolu sa avis personnel la sa avis personnel c'est ton problème mais tu es là pour le public mettez les sons des artistes génne leen artistes yi mais ay artistes bi neexuma kii du sama artiste wala dafa réew mais bu réewee c'est pas ton problème bu réewee peut-être si yow la yow yaa gis si moom réew na mais keneen gisul loolu noonu l'artiste il a son public bi dañuy soxla ay son wala boog what's popping génne leen affaire yi mais nekkul ay question de diw sama artiste la wax ko yow artiste moo tax ñu lay fay artiste moo tax ñuy fay animateur parce que animateur bu toogee bu amul son bu mu teg nan lañ koy fay qu'on se dise la vérité. donc na gën a nice xam nga ñuy génnee artistes yi di génnee les projets moo gën a rafet quoi mais toog naan ay diw neexuma loolu c'est pas normal parce que sa avis personnel la donc gars yi soxlawuñ sa avis personnel da ngay gis animateur da ngay génn exemple nga dem États-Unis temps Clash bi Drake il est là il a sorti récemment son album Scorpion avec 25 titres l'album a fait du ravage te avant boo xoolee ak clashante bu amoon mais ñëpp dañ ne gaayan bi dafa yambaree dañ koy tooñ naan ko ay di soft nigga gaayan bu douce bi patati patata or que projet mu génnee ñëpp dañ koy appuyer mais c'est ça instant mu ngi def ravage dans le monde yëpp mu ngi toj fii nii what's popping mais fii ngay nekk gaayan naan artiste bi génnee na waaw duma ko teg parce que neexuma loolu du lu nice quoi pour un animateur télé wala rajo mu gën a nice lan moo tax suñu ici fii Sénégal bien que mbalax moo fi ëpp doole mbalax warul gën a exporté wu suñu hip hop mais mbalax bi lan moo ko exporté c'est les animateurs ñoo koy lijjanti track da ngay gis son bu génn démb ci jour bi dañ koy teg léegi mais déedéet fii da ngay gis son projet day génn doo gis ko appuyé doo gis ko cher doo gis ko jënd or que loolu yëpp bokk na ci liggéeyu animateur au minimum benn projet bu génnee projet yi dafa war a dugg ci rajo yi animateurs yi tas ko animateur sax dafa war di jaay ay CD artistes maa ndigga what's popping moo tax ñu nekk fii gars yi na gën a nice gën a rafet xam nga bëgg nañ ko quoi hip hop bi lañ bëgg mu génn gars yi na gën a nice quoi what's popping it's your boy Ziz OG fallait ma wax leen ko samay bon ay affaire la yuy daw sama mind xam nga puisque je suis là je veux faire exporter le hip hop
via lii nii ma am mooy toog jaaxaarloo ak yéen di teg ak yéen ah. Donc sur ce dama leen di jox benn vidéo du dernier projet de Mamen Efekechi mu nekk Kayzit Sénégal, un membre de Kayzit Sénégal. Je vous offre un extrait si benn clip si son mixtape Efekechi le mixtape bi tudd boo leen demee YouTube di ngeen ko fekk vous tapez juste Efekechi et di ngeen gis son yi et c'est trop dope, c'est extraordinaire muy affaire bu nice bu dope. Lenn rek am na affaire bu ma metti quoi parce que man bon affaire bu mu génnee def na dope def na ravage saa mu ngi ci tournée rajo man gisuma bon appui bu mu war a am pour mixtape bi def doole manqué na quoi des na te lan la animateurs yi ñoo ci war a jàpp génnee loolu noonu ah. nay rafet quoi dama leen di jox benn son muy sama way xaalis sama way Mamen Efekechi ngeen ñam ko gars yi dellu si what's popping y'all. I'm the hater guy for you, walk you one, I can party, summer way. I'm the real summer, find me summer guy, I'm the yellow summer way. Then you're the gonna do my pie, man, get you do my way. Every guy you on the way. Jelly leave my mom fist, do my young fish. But set na level letting engage. Gonna arming us a gun fist, team I want it. They round and lang makat ben and space. Makaro mabatum now. My halos sa mayon, bako giso non bi Canada nga gumba. Now nala sa mayay, sa matera nga na daw mapamacool ma. Kaya wakchi man may linga kawal da kaya kanyo linga amol mo na duray. Yeah, buy mama cool, yeah. Mama tell us from away. Living nigga never belly, so me when there's some business to money. I can put it in my jelly, down my neck, the job in my do money. But as a guy, I used to do my job and you them all and done a day. Ever get you on the way? Daddy, they go there, we should have go back. Nako dem ala tupa sen rogi like a bird ki ma tone sen kumpa mangi jante la luma kudul kulman man faro ma batum now my halu sama yon bako giso non bi Canada nga gumba ne nala sama yaay sama tere nga ne doma pa ma kulma ge wax ci man me li nga xawul da ke xajo li nga amul mëna dore. Yo mu ngi noonu Mamen Kechi Bala mixtape mu ngi tudd Efekechi boo demee YouTube di nga ko fa fekk c'est extraordinaire, il a du talent c'est dope affaire bi neex na nice na am na hit am na beat am na lyrics am na punch am na rhymes non y a tout ma nigga y a tout Mamen. Congrats Mamen Efekechi ñu ngi koy xaar ñu ngi xaar clip yi aussi puisque ci la bokk tamit. génne sa EP génne sa album sa mixtape c'est normal xam nga toogaat benn temps public bi dañ koy soxla tourner say clip génne clip yi muy ñëw ak muy loo xam ne daal hip hop bi soxla na ko génne waat culture bi fii Galsen mu gën a nice Mamen what's popping buñ jógee foofu Mamen Efekechi du ñu génn Sénégal dañuy des toujours Sénégal ak jeune génération bi muy dama leen di jox tey booy bu tàng li ma leen di jam nii c'est un son bi non c'est trop dope dafa am ay punchline ay mots yu duggante non man dama ko déglu je me suis dit mais gosse bii nii comment il a fait non man j'ai rien compris affaire bu graaw Mamen Dosay Barham la tudd ma bàyyi leen ngeen déglu son bi démasqué la tudd démasqué ne il a tout démasqué wallahi c'est extraordinaire gars yi ñam leen loolu noonu dellu si what's popping
na ñoo xam ne bu leen yàlla fayoon seen xol ñu tàkk li nga fi liggéey leen lay fay kon chômeur bi lu muy laal yàlla am na pourtant am na ñu koy weedi li ñu jàngal amul njëriñ ni gumba bu yor torche mën nañ bokk lal bi waaye mënuñu bokk gént nit nitee garab ba mais du kon nangoo jox kenn liggéeyu ndey mooy añu doom am nañu xiif nar a rey sa ñaari tànk yëpp ci benn yoon rek la mën na aw lu tax musulman rek kay fesal baari ni chargeur lu tax amay nit ci ñuul yu musul fier si noirceur yàlla du banque am na ñu koy jaamu intérêt bu dëgg neexul daa fekk nga teg sa tànk si dëj vérité absolue bokkul ak waxi neen tubaab bi gën ñu muus ba pare teg ñu ay xaaj ku alal tax nga jaay sa ngor doo mësa fay si bànneex maam booy nee na yuuxu dina jub fuñ ko fogeewul lu tax am ni mbubb diina yor yaramu iblis parfois sa noon dina la mujje gënal say mbokk musulman du chrétien franc-maçon bi du nit buñ waxee dëgg daa fekk ñu ne ci bis penc da nga toog di regret fekk réccu day wees colon yi dema guñ kon foog sa tuy fe def nekk de maison yi lañ jël def référence kitool ak sa conscience ak ay faux histoire àdduna dina tukki te du xaar nga jox ko billet ay désespoir la rek chaque jour nga gis ku tas sa yaakaar nit ku ñuul du xarit weddi laajal Compaoré bul mës a wóolu tubaab kancaaroy dañ ko comploté daf may jaaxal bu ma déggee attaque islamiste kon lu tax terroriste di attaqué mbokk jullit da mbeteel du weesu wër idole ci pod et Marichou life bi boo koy tabax fokk fondement bi sûr bi life a bëri fekk ni descendant wu Chine politique égal ndox bi ci eggu bi fii gars yi nee nañ dañu yeewu te ñoo ngi ci coma ku dul déglu waxu maag est-ce que di nga màgg nee nañ Donald Trump fekk la parce que def ñu saaga te pourtant yenn saa ñu saaga sunu bopp teg ci gëm nañ yàlla waaye nangu wu ñu gëm sunu bopp life bi dafa bëri danger ni terrain buñ miré la liberté n'est pas libre nañ ñu may suñu jàmm du kiy dagg buumu gàccee dagg buumu jàmbi life bi bitch la xoolal. Yeah, what's poppin' mu ngi noonu moment Dosay Barham démasqué muy un son trop dope trop chic tàng bëri bagage non son bi foog ngeen déglu ko parce que genre son bi dafa am ay affaires yoo xam ne non son bi wuy na turam quoi démasqué maanaam ay affaires yu masque mu dindi masque bi gain c'est grave moment Dosay affaire bi grave na man bon bu may son bi dama ko déglu affaire bi touché ma ne naa ko dégluwaat di déglu mais boo dégloo ba ci biir non affaire yi nii la def ay punchline yoo xam ne amul fenn c'est quelqu'un à suivre foog ñu xool ko animateur yi faites votre boulot invité leen ko ci rajo yi mu tasaare dafa day mooy yoon quoi what's popping il boss moment Dosay bu ñu jógee foofu ba tey rek dañuy des fii Galsen mais dañuy ñëw ci ladies yi sama queen yi what's popping ñoom tamit ñu ngi def liggéey bu nice ah ñu ngi koy hustle di ko pëndal comme gars yi am nañ ñoo duñu bàyyi what's popping affaire yu dope damay ànd ak yéen ci benn vidéo Black Queen SN lay dem ak yéen ci son clip mu tudd New Era muy clip bu dope war ngeen ko seetaan xool ci biir déglu aussi quoi parce que c'est très intéressant gars yi ñu ngi def effort di créer ay clip di def ay affaire yu grave ci clip yi muy affaire yu nice yu dope reste à saluer mais tamit bien que clip yi mais li gel yi li show yi di wax ci biir son yi c'est très intéressant dama leen di bàyyi ngeen ñam New Era extrait de son projet Sunshine dama leen di bàyyi ngeen ñam New Era dellu ci gars yi what's popping yo. Dego, yaa nga gëstu di may demo localisé du ma gis men dama sori nigga xanaa compo MC jël mic di ko foowee naa ma hip hop Galsen la ñu représente c'est ne lii sa yàgg on ne peut nous deng tax ma egsi indi leen sama go wee. Le soleil se lève et tes lumières jant bi tàkk na Black Queen rap maa ngi indi New Era man gëmuma leen MC yi tàkk fe demuñu fenn man gëmuma leen Chicken like I'm not the mate of my nigga, man, come on my leg. Chicken like the gun, but not a nigga, man, come on my leg.
got no homie nanga képp sa loxo duma xaritoo tudde ma nobody no homie no sori ma dama tak faye bu lee ma jege ku fi yegg si di nga boori am nañu yaakaar ni queen dafay polémique ba tax ñu am fit ñëw di ma critiquer maa ngi ñëw sama team nga seeni bopp yegg si naa yaa nga tiit dama may dàq ñi di mbow duñu mës a mattee game bi dafa low gële ñu fi manqué ni nga dooju blow ba mën ma fi wàccee tafukat yi moo fi tàmm ñëkk yuuxu sàccee xeexu bandi rek moo ko mën a aatee moo tax nga dugg ci game bi jële ngeen fa gàccee boobu yaa ngi laajte gel bi fu mu wàccee maa ngi ñëw wàccee sa rapport yi ngay waatee dama yàgg ci rang bi sama tour a jot fekk la fi dégagé la benn coup de bot balaa ma bare kay sa yu si bëri di leen foot mënuñu topp sama genn flow bi dafa xool noosa ci game mi nga bokka follow me te fekk sa bokka moka la chica yeah what's popping muy noonu Black Queen New Era muy affaire bu dope muy affaire bu dope gars yi lu mu leen ñamal noonu du loolu kese dem leen ngeen découvrir gel bi yeah mu ngi job ma man what's popping mu ngi liggéey quoi mu ngi koy hustle yeah am na ñu mën a yeah bari na mu ngi koy lijjanti what's popping yow Black Queen New Era yeah hip hop is in our blood what's popping yow du ma génn ci Queen yi damay ànd ak yéen toujours dama leen di jox booy boo xam ne non kii elle est exceptionnelle non gel bi première fois dama ñëw dama toog gis muy freestyle nii quoi nii rek comme ça mais non affaire bu graw dama leen di jox benn vidéo elle est en featuring avec Abdel New Deal Mbissine la tudd xool leen loolu gars yi ñëwaat. buloo danga kompu nigga ndax de déglu ñi xamul dara ñoo fi ne di mbow ñi fi gën a ragal ñoo fi ëpp coow mbisin la wax ko ci kaw dañ ma seeme ñëw ñoom ñëpp daw technique flow lay rey sa kaw amul ku may tere damay law ba fa del ma sa loxo demal jàngi la may nuyu bu dee ke yarul la demal nga jàngi ndax bool ke ci giiroo man duma xëccoo man la ndama uno moom numéro 10 bi la xëccoo ma nigga ko reeko ma leen di suul booy xamoo dara dangay duul booy loo fi teg naa ko puus booy bu dee gëmoo ma dinga tuub booy góor nga may jigéen te fi nga tëlee fa la mëne même jàkka ja boo nekkoon imam sax ni nga may jiite ni nga may baatre sëlëbal lay taakle tosta MC lay saraxe ni nga may baatre sëlëbal lay taakle tosta MC lay saraxe xamoo leen dara mais may ki ka core te mënu leen dara te may ki ka daggate dem leen nga toogi ndax ku ma si testé de mbisi nag ab nañu lépp lañuy rajaxe lépp lañuy këccate fépp lañuy tasaare bul jaawale Abdel ak Nicolas néegi yaa ngi julli est-ce que jullit nga ñaan bi ngay ñaan est-ce que nangu na yërmande yàlla moo dugal nit àjjana jaamu yàlla rek a war mais jaamu yàlla yaa ngi wor xaalis nigga du nga fot danga koy liggéey ci lu wóor bëgg lu yomb la jàpp yaa ngi solu mais nag musu la jàpp gëmoo leneen lu dul tëgg li ñaar mais nax ko kenn na sa bopp ngay nax musoo xam la mooy julli fajar fu dégg noddu nigga fàtte yo what's popping mu ngi noonu gisal ngeen ko seen bopp ma girl Mbissine muy la vidéo Dub Freestyle part 1 en featuring avec Abdel New Deal muy affaire bu dope c'est quelqu'un la boo xam ne bon faut ñu suivre ko xool lu muy def parce que muy liggéey mun na lu muy def bëgg na ko aussi mu ngi koy lijjanti muy Mbissine c'est très intéressant jar na ko dem leen ci YouTube bi ngeen xool gel bi les animateurs faites votre boulot what's popping yo donc bu ñu jógee foofu dañuy continuer ak yéen toujours avec mon main Nefi Drama prince de la pop sénégalaise qui vit en France bien que mu ngi France mais mu ngi cartonné mu ngi liggéey di ko hustle every day di ñu jëm ay track chaque fois dañuy jëm ay track yoo xam ne amul fenn c'est du lourd mu ngi nice what's popping yo un son qui s'appelle Time Zone affaire bu dope am na ay point ci biir moom bandi la quoi foo jaar mu am yu mu la jam nii dem dellu si what's popping Nefi Drama ma jam leen ko gars yi dellu si what's popping yo It could be us riding around in a new car. We could be chilling somewhere on a rooftop. We could be all over the world, but we never ever really get that far. Cause you always be tripping, man, you gotta stop. Notre amour est réel malgré nos différentes time zones. Tu élimines sa main, fais tes valises, and you say you
loin d'ici. Les balles manient des fun malgré nous les nos envies. Wine for me, baby give it all to me. If you fall down I take you up. Now let the friends see kind of baby. Baby give me your hand, give me your name, give me one dance, one chance. Fais pas fou le nerf, niet voor them. Scholen voor me eggen en van jem. Want d'abord que je tombe. Why need around? I'm a cook, baby drop that down. I'ma pick you up. Why need around? Baby drop that down. Baby drop that down. I'ma pick you up. It could be us riding around in a new car. We could be chilling somewhere on a rooftop. We could be all over the world, but we never ever really get that far. Cause you always be tripping, man, you gotta stop. I'm not fou major, je suis resté près de toi. Tu m'as redonné la foi. J'arrive me bail up. I'm not fou major, je suis resté près de toi. Tu m'as redonné la foi. J'arrive me bail up. Love the way I just wanna touch ya. Shawty, get your body so sweet, I wanna slowing on my body. Just come, we're going in my car, yeah. First time I saw you, baby, my life changed. Shawty, and my body was on the way. Girl, they used to say that you wasn't from me. Used to say can't be more than a friend. Yo, what's popping? Mu ngi noonu time zone Nefi drama muy affaire bu dope. Xaar leen projet bi mu ngi ñëw. Xaar leen projet bi mu ngi ñëw, wax naa leen ko ñaari yoon. Xaar leen ko mu ngi ñëw Nefi drama foofu il vient en France. Mu ngi koy lijjanti quoi, what's popping. Donc mu ngi noonu bu ñu jógee foofu. Lenn rek laa leen di ñaanaat quoi. Damay delluwaat ci animateurs yi. S'il vous plaît, faites votre boulot. Gars yi amul ay diw suma artiste la. Diw neexuma. Diw lu muy def neexuma. Patati patata. Loolu ay affaire la yoo xam ne dañ koy jël ngeen tey ko fële. Si vous dites que vous êtes là pour les artistes. Yeah, artistes yi moo tax ngeen nekk fii. Donc jàppale leen artistes yi. Man mi toog je suis là mais nekkul ñëpp laay déglu ci hip hop ñëpp neexuñu ma mais ku def lu rafet dama koy dugal mais mooy yoon un peu de respect pour les artistes ñu ngi liggéey ñu ngi koy mettil ñu ngi di dugg ci studio yi di prise yaay gis kuy prise guddi ba fajar ngeen te day metti après nga war a génnewaat pour booy yi nekk fi di envoyer tay son respecté leen artistes yi benn instant. What's popping? Da leen jënd projet yi animateurs yi les DJ faites votre boulot da leen invité artistes yi di teg seen ay track bàyyi ay question de diw neex na mag diw neexuma loolu seen avis personnel la on s'en fout génne leen soo artistes yi invité leen artistes yi si rajo yi télé yi parce que mbalax maa ni mais what's popping mbalax maa ni dañoo moomuñ ñun ci net bi lañuy nekk mbel wajajajet doo gis benn artiste yi rajo mbalax maa ni moom da ngay ñëw xoolal Ouzin Parigo lu muy woy chante quoi wax leen Ouzin Parigo lii la woy mais tout le temps da nga koy gis ñu koy invité télé yeah parce que dafa am public suñu artistes yi amuñu public les rappeurs amuñu public wala mbalax maa ni ñoo leen gën wala yéen boog yéen animateurs yi qu'est-ce qu'il y a vous n'êtes pas là pour le hip hop si vous voulez bu fekkee da ngeen bëgg a génne hip hop bi mu génn Sénégal invité leen artistes yi ñu woy affaire bi neex na gën a nice quoi what's popping on est là pour ça. Ziz OG Chronique Hip Hop YBE TV première chaîne en ligne internationale 100% hip hop ne l'oubliez pas donc je suis là de retour back in the building hip hop is in our blood si deret bi la ne gars yi what's popping yo